asalaamaaleykum mbokk yi nu baaxoo di ko defee rek ñaari ay bés bu jot si waxtu wi dajeeg yéen ànd ak yéen si seen émission xew-xewu diaspora dellu si nañu fas yéene àndaat ak yéen si seen émission diaspora xew-xewu diaspora seen xarit Chérif El Walid di leen ko defal ànd ak ay invité am si studio bi tey nag nu fas yéene jàkkaarloog soxna Dégène Diop mu feggoo El Hadji Youssou Ngom. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ñaanal réew mi jàmm di ñaanal àdduna bi yëpp jàmm di leen wax nag ni leen tey fas nañu yéene waxtaanee ay poñ yu am solo waaye ni ngeen ko xamee rek ñoo ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué mu lëkkaloo si partenariat ak sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ñu ngi leen di nuyu. nuyu nag soxna Dégène Diop moom la ñu jàkkaar loolu fi mu nekk nii xam naa ni El Hadji Youssou mi ngi si yoon bi dinañu fekk si léegi si studio bi incha allah soxna Dégène maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm waaye it nag di la jox nga nuyoo sunu mbokki auditeurs yi auditrices yi ñu àndal si waxtu wi soxna si kàddu gaa ngoog. jërëjëf soxna Dégène Diop donc dégg ngeen ko soxna Dégène Diop mi ngi ak ñun fii si studio bi fii si Dakar bàyyeekoo nag Texas États-Unis defe naa ni tey moom la ñu war a jàkkaar lool waaye nag ñoo ngi xaarit sunu deuxième invité di El Hadji Youssou Ngom xam naa ne dafa nekk si yoon bi rek incha allah léegi mu fekk si nu mbokk yi kon di leen fàttali ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué. bi président Abdoulaye Fall jiite di un parti en construction di yëngatu nag si lépp lu soxal doomu aadama rawatina lu koy jëmale kanam waaye luy jëmale Sénégal sunu réew kanam luy jëmale sunu continent Afrique sa kanam mu lëkkaloo si partenariat ak sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi si seen émission xew-xewu diaspora mbokk yi nag du ma def rek lu dul wàññeeku daal di jàkkaarloog soxna Dégène Diop. Adja Dégène maa ngi lay nuyu Adja Dégène mënuñu wax fi nu toll nii si réew mi te amul li lëmbee réew mi li nga xam ne fi mu nekk nii moom la waajur yi di jooy li nga xam ne fi mu nekk nii si la état war a jóg taxaw li nga xam ne fi mu nekk nii mettit mu rëy la si réew mi muy li ñuy wax immigration clandestine bi am te nu koy wax Barça wala Barzak soxna Dégène sunu xale yaa ngi des si géej gi soxna Dégène sunu ndaw ñi ñoom ñi waroon a liggéeyal réew mi tey ñi ngiy jeex si biir océan bi soxna Dégène yow loolu ban njàngat nga si am nan nga ko gisee kàddu gaangoog maa ngi la siy déglu maag samay auditeurs. asalaamaaleykum Cap Sénégal Natangué Chérif Walid maa ngi leen di nuyu di leen ziar groupe bi yëpp. di nuyu waa rajo bi man la soxna Dégène fii ci Houston Texas jërëjëf kontaan naa tey nga bëggoon ci dolli ne immigration état da ci war a taxaw par aspect wu éducation naam immigration kenn terewu ko mais légalement te éducation da siy jiitu te faay bi état bi am mooy éducation pour man éducation bés buñ ci tegee loxo immigration kenn mënu ko tere nit parce que c'est un choix mais nag bu demee ba nga xamante ne yow fi nit ñi waree jaar yow teggi nga ko di jël yoonu suuf wala ngay jël yoonu géej di dem te xamoo ndax di nga dellu si y a un problème ñun ñu ngi ci diaspora bi kenn gënuñu cee mieux placé pour mën see wax te du lu neex lu metti la commencement bi nag doo comprendre mais di nga dem ba ci biir xam ne nattu la sëñ Chérif kontaan naa ci question boobu trop
macha allah damay wax rek ne li dal Sénégal yëpp a ngi koy masawu di ko masawu famille di ko masawu Sénégal yëpp du lu neex lu metti la lu metti la ku sañoon toog sa dëkk defar sa dëkk tekkee sa dëkk waaw loolu daal mooy li nga xamante ne man metti na ma torop 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 metti na ma torop torop torop. asalaamaaleykum rahmatullah waa Cap Sénégal naataange maa ngi leen di yéen ñëpp waaw di nuyu mbokk auditeurs yeeg auditrices yi waaw di nuyu aussi rajo bi di sunu kër FM nekk depuis Los Angeles maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaw di leen ñaanal jàmm ak salaam waaw di nuyu surtout aussi Chérif El Walid Chérif ñi ngi lay remercier encore une fois ci invitation bi ci waxtaan ci affaire mbirum diaspora waaw maa ñëwaat Chérif bon affaire immigration clandestine nekk na li nga xamante ne instant bi mooy lëmbee jamono ji instant bi nekk na li nga xamante ne bon boo xoolee kenn rafetlu ko parce que nekk na li nga xamante ne wax dëgg yàlla di gis ay nit di jël yooni géej gi di ñëw di dee ci géej gi loolu wax dëgg yàlla kenn mënul comprendre kenn mënul xam lu mu doon métti na lool effectivement parce que des fois man lu ma si gën a jaaxal mooy da ngay gis ñi nga xamante ne comme ni nga ko waxee seen situation familiale moo du demee noonu dafay métti lool am ba finalement est-ce que jar na risque sa situation familiale jar na métti gu muy métti jar na ngay jël risque de dee di xaru ci géej pour man jaru ko am na ñu toog biir dëkk ba instant bi ñu ngi ciy génn dañoo ñëwee liggéey rek est-ce que aussi am na ñi nga xamante ne aussi bon am na ñi am na ci ay étudiants yi nga xamante ne décédé nañ ci des fois da ngay gis ñi nga xamante dañoo amoon ay place yu baax doon liggéey foofu mais da ngay gis dañuy bàyyi seen place yi xam nga préféré jël gaal gi dugg ci géej gi di ci dee loolu kenn comprendre lu doy waar la aussi lu doy waar la kooku moom wax dëgg yàlla nekk na li nga xamante ne bon war nañ cee jóg xeex ci dëggantaan parce que réew amul lu dul ay ndawam parce que ndaw yi bu ñuy jël yooni géej gi di ci xaru bu ëllëgee ana ñan ñooy représenté dëkk ba ana ñan ñoo fay taxaw moo tax nekk na li nga xamante ne boo xoolee dañ naan état am na ci part de responsabilité bu rëy sax mais les parents aussi am nañ ci part de responsabilité mais nit ki en tant que tel moom ci boppam am na ci part de responsabilité mais ñun moodu yi nga xamante ne ñun ñoo fi nekk aussi am nañ ci part de responsabilité bu rëy sax lañ ci am surtout ñun ak état am nañ ci part de responsabilité bu rëy bon parce que pour bañ vocal bi gudd xaaral ma. te muy dëgg soxna Degene Diop lu metti la état nag war si taxaw war si jël ay mesures yu sévères war a xeex ak lii ndax lii daf fi war a jóge waaye it waajur yi aussi war a delloo si xel yi si ni ñuy comporté ak seeni doom si biir kër gi si ni ñuy waxtaanee ak seeni doom si biir kër gi rawatina nag bi ñuy dem ba nga xam ni am na si ñoo xam ne jaral na leen nu jaay seeni alal seeni or ak leneen di ko paasale seeni doom nuy dem di xaru ji si géej gi muy lu doy waar waaye nag si laay walbatikoo rek jàkkaarloog El Hadji Youssou Ngom El Hadji egsi na El Hadji ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la waxit sunu auditeur ak auditrice yi nu àndal si waxtu yi ñu ngi lay déglu gannaaw boo leen nuyoo ba pare rek yow it nu bëgg nga duggal nu si immigration clandestine bi li ñuy wax Barça wala Barzak te sunu ndaw ñaa ngi jeex ñoom ñi nga xam ne ñoo waroon a taxaw réew mi tey ñi ngi dem mel ni ñuy xaru si géej gi mooy lu doy waar waaye El Hadji nag dina am lu ma la fa laaj ñoom ku ne xam na lu leen motiver parce que boo waxee danda naan ñàkk liggéey bi si réew mi xool samay waajur awma lu ma leen teralee il faut ma génn waaye it ndax yow yaakaaroo ni am na ñu nekk bitim réew ñoo xam ni liñ leen di wax liñ leen di gëmloo dëgg la wala du dëgg waaye ñàkkul ni moo tax xale yi gën a xaru gën a songu géej loolu nag El Hadji Youssou yow laa siy déglu kàddu gàngoog jërëjëf El Hadji Youssou defe naa ni waxtaan wi leer na macha allah te njàngat mi am na solo
nu lay sant di la gërëm lii nag dafa mënul woon a ñàkk wax dëgg yàlla parce que mënuñu waxtaan tëb lii nga xam ni tey jii mooy problème mu sénégalais yëpp mooy naka la ñuy def ba téye ndaw ñi fii si réew mi te état bi nag am si part de responsabilité bu am solo waajur yi aussi am si part de responsabilité bu am solo waaye nag sénégalais yëpp war si yëkkati seen kàddu ndax lii nag dafa war a dakk soxna Dégène si yow lay jëm si soxna Dégène dégg nga léegi njàngin mi nu Alaaji Yuusu defal mais yow ñi nga gis su nekk bitim réew du ñu def lu dul nekk di nax ñi nga xam ne ñoo nekk fii amaana sax nag am na si ñoo xam ni lan fay dund neexul mais rusati nañ ko wax rusati nañ ko wane ba tax na dañuy gëmloo ñi fi nekk ni foofu fa la xaalis ba nekk fa la jàmm ja nekk mooy wutukaay ba est-ce que soxna Dégène yow mi nga xam ni yow yaa ngi diiwaanu États-Unis est-ce que lu mel noonu am na fa est-ce que gis nga fa ñu fa ñëw sonn est-ce que gis nga ñoo xam ne li leen fa indi woon seen yaakaar tas na ak yow it tey boo doon wax ñii nga xam ne ñi ngi jël gaal gi naan Barça wala Barzak tey boo leen doon conseiller lan nga leen di wax soxna Dégène kàddu gaangoog ñu ngi la siy déglu maag samay auditeur waaw ñun part de responsabilité bu nga xamante ne ñun am nañ ko ci mooy effectivement question bu ma laaj noonu am na moodu yi yu bëri yi nga xamante ne aussi les réalités yi nga xamante ne moom la ñuy dund fii duñ ko wax nit ñi nga xamante ne ñu ngi si dëkk ba parce que fii nii Europe muy États-Unis ak fépp fu munti doon benn la ak Sénégal googu lu xew Sénégal moom moo xew fii nii rek Sénégal di nga gis ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla dañ cee génn dëggantaan am ñi nga xamante ne dañoo nekk rek ci diggante bi ñàkkuñu amuñu itam bañ leen di joxoñ am ñi nga xamante ne aussi dañ cee sonn moodu yi aussi noonu la demee fii nii ci Europe bi di États-Unis di fépp da ngay gis moodu bu nga xamante ne wax dëgg yàlla bon génn na ci am moodu bu nekk ci diggante bi am moodu bu nga xamante ne aussi boo ko gisee da nga koy sarax parce que moodu yi ñi ngi tëdd ci mbedd yi di ci nelaw moodu yi ñi ngi waxtu ci mbedd yi di dem parce que dof nañ nekkatuñ fii xam nga léegi nag généralement ñi nga xamante ne aussi ñoom génnuñu ci ñooñu ñooy gën di bugg di fës di incarner li nga xamante ne amu fi yenn mbir yu bëri da ngay mu ngi doon doo comprendre ñoom ñooy yàq xel ñi nga xamante ne seen yenn xarit naan ay booy ñëwal booy fii dafa neex xam nga dugal seen photo WhatsApp yi léegi Facebook seen statut yi ay photo yu nice ñëw wéeru ci benn oto jàmbur wala nii ak naa xam nga di incarner li nga xamante ne amul moo tax ma ne am nañ ci part de responsabilité bu ngand parce que réalité buñ koy wax nit ñi foofu noonu lu bëri dana wàññeeku. mais li nga xamante ne parce que man keroog sama benn xarit oo na ma mu ne ma foofu dégg naa gars vous gagnez 2500 euros par mois ma ne ko sa xarit boobu la wax loolu te sama copain bi moom dem na ba gëm ko bugg a yëngatu ci bugg a ñëw xam nga ma ne ko copain kooku la wax loolu laajal ma ko ndax moom bu loolu 2500 euros yooyu muy gagné ndax bu wàccee buy yëgg këram buy toog ndax dafay yor pour toog parce que kon donc ñun am nañ ci part de responsabilité yu ngand parce que waxu ko dëgg waxu ko réalité yi nga xamante ne am na fi waaw kon xam naa ma joxagum leen loolu ñu dem ci kanam. tey Chérif maa ngi ci bëgg dolli Barça wala Barzak du lu jaar yoon immigration encore une fois choix la mais man li ma gis ci Barça wala Barzak esclavage boo xamante ne yow yaa ko teg sa bopp la ndax man sama yaram day daw ma xool navire yi di jóge Afrique di dem Europe commerce triangulaire lañu wax Afrique la daan jóge dem Amérique Europe la ñuy jóge dem Afrique dem Amérique mu nekk commerce triangulaire loolu ñëpp jàng nañ ko ñi ci jàngul tey jii ñu wax leen ko loolu mooy commerce triangulaire léegi li ma gis nii commerce boo xamante ne la yow yaay commercialiser sa bopp yaay ñëw ne joxe naa sama bopp loo leen neex def leen ma mais sama yaram day daw bu ma gisee nit ñi nekk ci ak seddaay bi degré sedd bi nekk ci géej gi yaay ju la wax demal sax yaay jooju bugg la yaay ju la wax ne awma lu ma lekk sa ne bugguma parce que ñun fi ñu ne nii ci dëkk bi ñoo ngi fi nekk ci dëkk bi di liggéey ci dëkk bi naam mën nga am
luy différence bi ak Europe mooy Amérique boo amulee këyit boo amee këyit boo dee jigéen boo góorgóorloo tuuti génn ci waaye doo gis sa dëkk doo gis say waajur dinañ génn àdduna si ginnaaw nga am problème xam nga ne loolu naqar la ak loo mënti am da ngay toog ba si yàgg nga ne est-ce que jar na ko est-ce que jar na ko loolu mooy question bi jaru ko benn yoon. te muy dëgg Adja Degen Diop jaru ko benn yoon wax dëgg yàlla parce que nag di ngay góorgóorlu dajale ko ba jël ko di ko def si gaal di xaru ji boo si góorgóorlu woon tuuti wut sa ay dàllu ngaay wala yu ni mel wut fenn foolal teg ko fa di fa daan sa doole sa wërsëg dina la fekk parce que nag yàlla bi nekk États-Unis yàlla bi nekk Espagne yàlla bi nekk Italie mooy yàlla bi nekk fii si Sénégal te li mu la dencal di la ko jox kenn mënu la ko tee jot loolu it nañ koy dugal si nopp xale yi di leen yedd di leen delloosi te xam ni kenn mayul sa bopp ku doon may sa bopp doo ñàkk lépp yàlla la ku am yàlla la ku ñàkk yàlla la te muy dëgg ma walbati ko rek jàkkaarloog sama xarit El Hadji Youssou Ngom El Hadji li ma lay laaj de mooy yow tey buñ la waxoon nga jàkkaarloog état am kàddu yoo leen wax si mbir mi loo leen di wax waaye buñ la waxoon it nga wax ak xale yi nga xam ne ñi ngi sóobu si géej gi loo leen di wax waaye waajur yi leen siy jàppale nag si njuumte loo leen di wax El Hadj kàddu gaangoog ñi ngi la siy déglu maag samay auditeur waa chéri loolu moom kontaan naa ci non li ma ciy dolli li ma ci bëgg a wax mooy que ne li ñuy wane naam am na yu am di nga gis macha allah ku yàlla wërsëgal waaye da ci am réalité yoo xamante ne yu bëri dañ koy nëbb day mel ne exemple Amérique ku nekk daan nga dégg Amérique de boo fa demee boo amee am 5 ans am kayit loolu du dëgg du teguwul fenn li waa ji wax sama beneen invité bi li mu wax léegi mooy sunu beneen invité bi li mu wax léegi mooy lu bëri dañ koy nëbb ñëpp xam nañ ne ku dem immigration ak fii àdduna bi toll soo amulee jëkkëru tubaab amoo jabaru tubaab wala bu dee Amérique jëkkëru américain wala jabaru américaine doo am këyit gëj nañoo may këyit ci atum 92 fii nii ci Amérique loolu laa xam Europe nag dégg naa dañ leen defal ay contrat de travail am naa amul gisuma ko ba ma nekkee Europe man jaar naa Europe te gisuma ko dama doon jàng def naa fa terminal def naa fa comptabilité dama doon jàng te man loolu gisuma ko ñàkk gis loo xamante ne man gis sama bopp te fa ma jóge maa ngi sant yàlla mais ma bëgg mënal sama bopp en tant que étudiante dama jaar ci yoon bu normal dem wuti visa jóge Europe delluwaat sama dëkk seetaat samay mbokk soog a ñëwaat pour wax la rek li normal te it Amérique gii li fi nekk maa ngi fi nekk fekk sama ay mbokk nekk fekk sama ay naataangoo nekkoon naa fi présidente association mais liñ fiy dund amul fenn ku jóge Europe sax bu fi ñëwee danaan ma déggeen li am Amérique gisuma ko Europe Amérique dafa métti ndax seet ko ci tey jii ku am bac +1 +2 tey jii yow soo amulee xel bu yaatu yaa ngi liggéey ci McDonald yi soo amulee xel bu yaatu teg ko ci yoon yaa ngi am liggéey boo xamante ne chaque heure yaa ngi am xëy na 2500 francs te ñiy photo waxuñu ko ña taxaw ca Facebook ba waxuñu ko pour nga am sa kër bopp rek il faut nga góorgóorlu lu bëri nag génne sa stratégie keroog maa ngi koy déglu ci benn émission ci benn télé soo amulee éducation bi may wax sànq doo dem boo amulee esprit innovateur doo dem looloo lal Amérique fi ma ne kon
c'est très important tey jii ñu wax éducation wax ci li nga xamante ne responsabilité parent la responsabilité état la responsabilité personnelle la c'est très important Chérif waaw ñu ngi fi am ay problème nit ñoo xamante ne tey jii même am këyit yow mi amul këyit soo moytuwul sa esprit innovateur mooy tax yow nga leen di dimbali boo moytu nga jox leen paas ñu dem Sénégal Amérique dafa metti Chérif. bon parce que dama lay jox benn exemple rek Chérif ndaw yi man lu may wax saa su nekk booy dama naan booy foofu jaaxaluñ ma Sénégal booy jaaxaluñ ma buñ ci bëggee génn rek danañ ci génn parce que léegi boo xoolee jeunesse yi léegi bi facilité la ñuy dund aussi dañoo bëgg lu yomb ñemewuñ ñefe te mbir mi moom fa mu doon ne ba léegi mu nga fa ku ñefe ñàkk jëriñoo la ku si ñefe ñeme coono da ngay gisee ay résultats parce que man maa ngi bu ma fa nekkee noonu Sénégal di jàng man bu may def 5e secondaire man ci laa commencé boobu maa ngi jàng mais en même temps dama doon jënd sama ay gis koñ bi gars yi nuñ bëggee ataaya ak yooyu mais dama dem di jënd samay warga ak samay suukar jënd sama ay garabu yoo lépp li nga xamante ne maa ngi leen di teg bët ñu ngi koy utiliser foofu ay suukar ak ay meew ak lépp ba ci loterie ballon jamono yooyu sax lépp laa dem fàggu ko ñëw di ci yëngatu mais chaque semaine bu ne samedi bu ne mais damay compter mais gis ne am naa benn 4000 francs bénéfice nekk loolu di taaba mais sam papa mu ma bàyyee xel après moo téye sama loxo ne man nañ dem ma ibbi la compte fait crédit benn crédit mutuel mais avec 15000 francs moom laa ibbee woon mais du ko ñëfe ba mujj gi ma jël affaire yooyu ma génn ci dem ci xar yi di continuer di sama jàng di business ba nu ma amee bac foofu bac G dem université Cheikh Anta Diop def fa benn année nekkati te terewul maa ngi woon ci xar yi dafa benn année jógeeti fa dem France université Montpellier 1 ñu naan ko Richter di administration économique et sociale xam nga pour wane ne moo tax ma ne man jeunes yi foofu jaaxaluñ ma bu ñu yëngatu rek parce que da leen a neex man lu ma leen di digal mooy nañ ko gëm te xam na nit ki moom lu mu bëgg gannaaw yàlla moom rek a ko mën a jox boppam te yàlla nag dafa bëgg nga sabaldu ko nga ñeme coono di ko ñefe muy gis mu daal di la ibil xewal yi man daal loolu lay conseiller jeunes yi parce que nit ki doomu aadama ak fu mu munti nekk wërsëgam dana ko fa fekk donc kon nit ki leen rek moo ko mën a xañ wërsëgam moom mu toog bañ na du yëngatu moom mu toog bañ coono kooku moom ay mbiram moom day difficile trop day dëgër trop man daal maa ngi ñaax jeunes yi ñu ñeme coono ñeme liggéey te xam ne yàlla gëmul nelawul ku ñaq rek dina jëruñu parce que doomu aadama bi fu mu nekk wërsëgam dina ko fa fekk ba esprit innovateur boobu kii di wax noonu soxna Degen loolu aussi dama koy rafetlu parce que bon gis nga fii nii salaire yi ñuy gagné fii mais salaire yi di nga salaire ak fépp foo munti dem ci àdduna salaire du lenn lu du xam ba rek survivre quoi xam nga satisfaire say besoin xam nga kii jot na weer dee na nga fayeeku sa xaalis nga fay sa location yaa ngi dégg jënd say lekk li nga nu war a dundalee sa njaboot fay courant fii fay gaz finalement mu ngi noonu fay say jënd ci ay carburant yeneen ak yeneen dimbale waa Sénégal finalement boo xoolee après dara du la kii yow nag foog nga use sa xel mi foog nga use ko dëggantaan foog nga use ko xool di nga xamante ne di nga ko xam ba di nga ko jéem a cumuler ak yow li ngay def di nga ko jéem a cumuler parce que ci nga ciy génn loolu foofu la ñu bëri aussi di rawante fii nii parce que am na ñi nga xamante ne dañuy yëngatu lu bëri parce que loolu aussi dana nekk li nga xamante ne aussi dana dimbale moodu yu bëri fii nii loolu am na ci solo aussi quoi. allo salaamaaleykum wa rahmatullah waaw Chérif waaw déglu naa sa question bi et puis di rafetlu lool aussi Adja Degen macha allah lu mu fi nga xamante ne développé na ko fi macha allah di ko bégee lu bëree bëri waaw bon état moom wax dëgg yàlla moom luñ koy wax lenn rek la parce que état kenn xaarewuñ ko fenn lu dul création d'emploi waaw création d'emploi daal état foofu la ko ñëpp xaaree wax dëgg yàlla parce que boo xoolee yow wax dëgg yàlla jeunes yi formation moom daanaka amatuñu ko wax dëgg yàlla te puis yow boo xoolee lépp dañ ko jël concentré ko foofu à Dakar boo demee ci région yi xam nga dañuy gën di dee de plus en plus
xam nga comme le cas de Kaolack nga demate ay Fatick ak yeneen régions yi dañuy gën di dee boo xoolee jeunes yëpp dañuy buuboo dem utali Dakar parce que foofu noonu dañuy dem lu ñu fay defe ji mooy gën a yëngatu ci affaire ay commerce beeg taxaarle beeg genre demee noonu donc kon état na tourner jéem a demaat vers les régions xool li nga xamante ne tey jii mun na ko fa sukkale xam nga boo ndaw yi di ci yëngatu commencé di liggéey comme lu mel ni pooru Kaolack bi mais amoon na jamono may nekk tout tànk mais dama doon gis ñu bëri dañ fa doon dem di faray di fa xarmat di gagné ay journée 3000 francs foofu noonu Salin ci xorom si xam nga boobu mu ngi doon yëngatu léegi bu baax a baax mais léegi boo xoolee pratiquement port boobu dafa dee ak feneen état loolu la war a def tourné waat ci ndaw yi jéem a créer emploi yëngatu aussi ci agriculture bu baax a baax loolu am na ci solo bu baax a baax quoi création d'emploi ak jéem a kii aussi xam nga jeunes yi am formation parce que aussi boo xoolee part de responsabilité aussi bi nga xamante ne parents yi am nañ ko ci mooy lenn parce que da ngay am sa doom yow nga topp ko ci lu ko neex sa doom war a jàngi ji nga seetaan ko topp ko ci lu ko neex finalement nga gis mu bàyyi jàng bi métier sax du ca dem léegi nag buñ demee ba nga xamante ne jëmm jamono affaire yi commencé nag di dëgër mu toll fu nga xamante ne war na mën a demal boppam te yow aussi mënatuloo yaa ngi bëgg kenn ku la taxaw nga tourné xool sa doom fekk na yow tey jii fu mu toll ni yëpp yow ci yow la léegi finalement lu ñuy gis dañuy gis seen ay yenn morom yi nga xamante ne bon ñoom ñi ngi fi ci Europe bi ñu ngi siy génn am na li nga xamante ne tabax nañ ko foofu noonu di def yenn affaires yi bu boobaa ñoom aussi xam nga da ngay seen parents yi dañ leen di gundu xatal ñoo leen di gundu xatal ci kër gi tekki woo dara yenn xas yi bu fekkee ne xale bi dafa am jom nitu jom la da ngay gis finalement day dem xaru ji si géej gi parce que parents yi la ñoo jël seen doom ñi seetaan leen ba ñuy ndaw fañ leen war a tegu leen fa forcer leen si jàng bi wala ñu uti métier bu nga xamante ne dana leen jëriñ ëllëg duñ ko def léegi bu booy bu tolloo fu nga xamante ne soxla nañ ku leen dimbale ay xas lañ koy def moo tax booy des fois ñu jël aussi gaal gi di ñëw man ndaw yi leen rek laa am li nga xamante ne boo aussi dama leen koy wax maanaam nañu toog foofu noonu mun nañ ko gëm ñu liggéey parce que wallahi léegi buñ ko defee foofu noonu toog li ñu jël di ko fay di ñëw fii buñ toogee foofu biir Sénégal dañ ci liggéey. jërëjëf El Hadji defe naa ni njàngat mi am na solo te wax dëgg yàlla dégg nañ si dëgg waaye nag damay wëlbatiku rek si soxna Dégène Diop yow mi jigéen di yaay di sœur rawatina sax yaay nag yow tey boo jàkkaar la woon a xale yi nga xam ne ñi ngi sóobu si géej gi vraiment di jaay seen bakkan di xaru yow tey lan nga leen di wax soxna si tey nag dama bëgg nga taxawaayu yaay place su yaay wax ak say doom ndax lii kat wax dëgg yàlla mënuñu koo seetaan doy na waar soxna Dégène kàddu gaa ngoog. waaw Cheikh dëgg la loolu moom en tant que yaay am nga ci ku mu mënti doon rek am nga ci métit en tant que yaay man sama xalaat ci loolu mooy nañu jàppale jeunes yi mooy jàppale état ci éducation sànq wax naa éducation mais du état parce que yaa ngi dem jàngi école rek état foofu rek la mën a yem mais yow yaay mi ne ci biir kër gi éducation bi du sax dem jàngi école dem na nga jàngi daara dem nga jàngi nga métier ndax seetaan naa kenn koo xamante ne nee na moom dem na ci gaal gi te léegi bu demaatoon doon am du demati parce que ba mu sonnee ñibbisi rëcc am ci bakkenam dafa ñëw yaayam lebal ko 60 000 muy taaba ba léegi am na million kon maa ngi leen di rejoindre ci fi ngeen di waxee nii ne liggéey baa ngi Sénégal kenn ku nekk si ñun soo jëlee 100 personnes 30 yi ñoo am liggéey bi nga xamante ne moom la seen diplôme yellool kon am na problème même yow boo ne da ngay def immigration clandestine te amoo éducation kon lan nga fay fekk
ndax esprit d'ouverture bi passé wul nga xam ne yow lii nga jàng lii nga war a liggéey mais ñun fi ñu nekk nii am na ñu koy xeeb am na ñoo xam ne dañuy xeeb liggéey bi ne la man diplômé la de Cheikh Anta Diop ñëw naa fii liñ may jox liggéey lii nii dama ko xeeb keneen koo xam ne yàlla wërsëgal na ko mais esprit innovateur bi mu am moo tax moom mu mën la ëppale kon éducation de base bi daf ci am solo bañ a xeeb dara tamit daf ci am solo ndax foo nekk yàlla dimbali la en tant que yaay li may wax mooy yaay yi nañu jàppale xale yi nañ jàppale xale yi xale nag diñ ko xas diñ ko yedd mun na dëgër bopp nga wax mais tant que yaa ngi jóg tey ci boo jëlee 1000 francs multiplier ko en 5000 ëllëg mu doon 10 000 ëllëg mu doon 50 mu doon 100 000 francs yaa ngi ci yoon ndax dañuy nekk ci dëkk bi lu ñu fayee ko même boo fayee ko $10,000 say dépense oncle Sama ngi fii $9,500 lay doon $500 bu la ci des lekkoo naanoo boo paree boo ko yónnee Sénégal boo ci amee benn yére $50 wala benn yére kii fa nga taxaw di fa taw kon yow amoo xaalis man sama aspect comptable sama aspect ni ñu koy waxatee business woman loolu du xaalis li nga yor yëpp nga bàyyiwaat ko ci biir dëkk bi balaa caa nga toog sa dëkk moo tax nga gis ku toog lu yàgg du tabax te chaque jour nga gis ko mu fotaw parce que yoru ko dafay jaar ci loxoom génn léegi ñun nag ma dellu si waat ñun en tant que yaay man li may wax képp kuy yaay mooy na nga jàppale say doom balaa état bi di ñëw yow yaay na nga leen jàppale na nga takk sa ndigg papa moom waxatuma ko sax moom dafa leen war a gën a jàppale waaye en tant que yaay rek teg leen ci yoon tey ñu gëm yàlla tamit ñu gëm yàlla xam ne fu ñu nekk rek wërsëg dina leen fa fekk man daal loolu laa leen di sas waaw Chérif li ma ci bëggoon dolli mooy que ne dangay dégg tamit ñu ne la amuñu lu ñu demee te yow am nga 500,000 boo demee wala da nga jaay sa gaal pour dem exemple bu simple rek laa bëgg joxe paasewul Maroc gi ñu ngi dem di fa importer marakis te dañu rafet niñ koy defaree man dem naa fa vacances di leen xool nànk-nànk xaw ma nuñ koy defaree mais toog fi ñu koy defaree commandé fa pour man loo xamante ne sama personnel lu may utiliser la mais ma xool ñan nekk village artisanal il suffit que yow nga defar même level qualité que Maroc ci mbarakis waa Sénégal kontaan même levelu dàll que waa Italie xool rek ña dem te dellu siwaat man pour man loolu boo liggéey boobu boo ko instauré mais da ngay am lu bari kon xalaat bi moo des damay dem ba si yàgg ma ne est-ce que du dañ tayala sax xalaat nañ dem mais boo demee ngay soog a xam ne que ne yow perdre nga sa temps que ne sa dëkk sax la fa nekk li ne sa bopp bi ak ni la waa dëkk bi utiliser yow boo ko yóbbuwee foofu sa dëkk dina dem tey ñun ñi fi nekk tamit suñu xel a ngi foofu dañu bëgg ñibbisi parce que li ñu nekkee fii bés buñ ko indee foofu aajo yi faju non seulement dinañ créer emploi te suñu responsabilité tamit même bu ñu amulee mbokk bi ci nekk que ñu dellu si war suñu dëkk créer ay emploi mais ci kaw tamit état jàppale ñu état moo ñu war a jàppale bi mooy taxe yi ñu lay jàpp di la ko tegal yoo xamante ne amul benn sens teguñu ko fenn nit ki bu ñëwee di investir danga ko war a dimbale naam di nga fay impôt mais am na ci yenn taxes yoo xamante c'est exagéré ça te décourage
ça te décourage loolu laa ci bëggoon doole. dëgg la soxna da ngeen dimbal na si fekk loxol borom waajur yi neen si jiitu soog a nag xaar li état di indi muy loo am solo mbokk yi di leen fàttali ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite di un parti en construction dikk ak fem bu bees si defee politique neneen di yëngatu nag si lépp lu soxal doomu aadama rawatina lu koy jëmale kanam waaye luy jëmale sunu réew Sénégal kanam luy jëmale sunu continent Afrique sa kanam Cap Sénégal Natangué di yëngatu si càmm gi mbay mi napp gi santé faju wér-wérle éducation sàkku xam-xam joxe xam-xam jàng-jàngale waaye it justice jub-jubal jubbanti lëkkaloo nag si partenariat ak sunu Kër FM di la première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi si seen émission xew-xewu diaspora xew-xewu diaspora seen xarit Chérif El Walid jàkkaarloo tey soxna Dégène Diop mu feggoog El Hadji Youssou Ngom defe naa ni soxna Dégène waaw soxna Dégène a ngi yëkkati loxo soxna Dégène ma bàyyi la nga dem kon ma bàyyi la nga dem rek après nu wéy si émission bi. waaw Chérif sunu élection yi amee jàll na waaye ba tey ni ngeen koy déggee ni ko ñëpp déggee rek moom Donald Trump ñenn nañ compté waat bu jaree ñu scanné waat compté waat mooy nañ compté waat ak loxo waxula sa machine bu paree carte de vote yi bu fekkee loolu doyul nañ ko scanné dugal ko ci benn kii di ko scanné par code léegi loolu yëpp dina am loolu yëpp ñoom mooy constitution mais ci sama xel bu gàtt élection yi amul dara lu ciy fraude constitution bi niñ ko tegee seen vote électoral moo leen di gaañ ndax tey ji da ngay gis ku gañe ci population électoral vote ñu ne la gañe woo mooy selon nombre de députés Sénat numéro kii représentativité genre yooyu mooy li ñu koy waxee Sénégal yow nga gañe ko ci population ci million ñoom ñu ne la gañe woo kële moo la ëpp les représentants so xam naa ni moom à partir de 2020 di ngeen gisaat constitution bi ñoom dinañ ko defaraat parce que arrangé wu leen mais tey la leen arrangé wul ñàkk arrangé bi tey la ci républicain yi noonu lañ fi defoon Hillary kenn déggul démocrate yi wax kenn changé wul constitution mais Donald fi muy juumee mooy xamul ne Amérique dañoo sonn coono gi ngeen di gis foofu Amérique noonu lañ sonnee ñàkk ñëw Amérique moo tax doo gis nit ñi nekkee amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan dañuy ñëw fëgg yow sa buntu business yow mi immigré de te amoo kayit wala nga am kayit yow nga ñu laaj la $1 $2 nga may leen looloo xew Amérique dama leen di xool ne lii nag mooy yàqum citoyenneté mais dañ lay wax ni amuñu que ni dañu pauvre loolu boo tegule sa tànk Amérique doo ko gis doo ko xam nit ñi dañ koy nëbb Amérique dañ ko sugar coated dañoo jël suukar caramélisé ko ba mu baax jël building dry ko ci ba mu rafet nit ñi loolu lañ comprendre so Donald Trump nag loolu moo ko dal nit ñi dañu sonn te naam ñoom seen démocratie man dama d'accord ak ñoom 2 mandat doo ko passé loolu constitution soo wàccee da nga war a def passation de service tey jii mu ngi taxaw ne du ko def bu moytuwul bu wàccee en tant que citoyen dañ koy juger dañ koy tëj parce que constitution bi waroo ko teg tant que voté wuñ ko ba wax ne lii amatul waratoo ko def dafa war a wax ak Biden mais nee na gañewul nee na moom moo gañe nee na nañ ko compté waat mais li mu war a def en tant que diplomate en tant que président mooy def li constitution bi te loolu yëpp mu koy teggi ñun nag immigré yi niñ ko dundee ñëm nañ ci kontaan am nañ ci kontaanam am nañ ci kontaanam waaw ndax ñii dañuy nekk démocrate ñii dañuy nekk républicain
voilà loolu mu di dëgg gu peng mu mel ni état bi kon suñ koy xaar si emploi aussi ñi nga xam ne ñi ngi créer ay emploi war na leen faciliter bokk na si li soxna Degen wax léegi problème mu taxi yi vraiment nu oyofal ko ba nga xam ni ku nekk di nga fi def li nga fi bëgg a def ba mën si jël ay xale na si ñaq di si daan seen doole di jëriñ seeni waayjur te su boobaa dinañu tel leneen lu dul soobuwaat si biir géej gi loolu di lu am solo defe naa ni soxna Degen dañuy teg baaraam foofu nag parce que foofu dinañu si dellu si ndax lu am solo la waaye rek duma la bàyyi nga dem dama lay téye nag nanu dem nag États-Unis ndax si ay présidentielles la ñu jóge mu mel ni Biden nee na gagné na élection yi wala nee na nu gagné na élection yi waaye Donald Trump mi ngi dénoncé ay fraude moom ba fi nu toll nii nangoogul loolu soo ne dégg nag li ma la bëgg a laaj mooy nan ngeen dundee d'abord élection yi foofu si États-Unis yéen immigré yi nan ngeen fa dundee élection présidentielle yi foofu si États-Unis ak yéen lan ngeen gis Biden gagné na élection yi wala gis ngeen luy niroog fraude lu war a tax Donald Trump taxaw di contester buñ la si déggee dina baax lool ndax am lu si ubbeeku sunu bopp nga indil nu si leeral soxna Degen kàddu gaango ñi ngi la siy déglu. salaamaaleykum waaw Chérif waa effectivement mbirum États-Unis moom seen élection yi dafa nekk li nga xamante ne bon wax dëgg yàlla dafa intéressé woon àdduna bi yëpp ñëpp la intéressé woon surtout fii aussi ci Espagne da leen intéressé woon dëggantaan boo xoolee pratiquement bon mun naa wax ne victoire yi Joe Biden bi bon mun na wax ne victoire bu set wecc la bon Trump moom wax dëgg nu mel la mel quoi moom mbir yi moom nu mu ko sentiree moom noonu la koy waxee mooy comme aji Degen aussi nu mu ko waxee noonu quoi bon fii nii Espagne ñëpp boo xoolee Trump lañ doon Union européenne bi sax laay wax quoi Union européenne bi yëpp boo xoolee dañoo bëggoon pour mu wadd waaw njëriñ nag bu nga xamante ne bon amal na ko nar na ko amal Afrique man bon gisuma njëriñ dana am moom dana am mais gisuma aussi mu nekk lu rëy quoi gisuma ko aussi parce que ñun boo xoolee africains yi ñun surtout boo xoolee affaire immigration fii ñun ñi nekk si suñ jàmm ñun bu ñu amee jàmm surtout les fenn aux États-Unis ñoom bu ñu nekkee si seen jàmm xam nga dañuy xool surtout ñi nga xamante comme par exemple les démocrates ñoom ñoo gën a ibbeeku ñoo gën a ibbeeku par rapport ak républicains yi parce que boo xoolee mun naa ñëw tuuti si comme le cas fii nii ci Europe bi ñoom dañu tëjaloon complètement taxi la Trump yëkkati bu grave ci affaire exportation yi ba nga xamante ne fii nii gars yi espagnol yi agriculteurs yi dañoo demoon ba nga xamante dañoo découragé totalement lañ découragé ba nga xamante ne bon ñoom dañoo tourné woon vers la Chine quoi ñoom lañ doon gën a jëflanteen que États-Unis parce que bon dañ ne buñ exporté ak taxes yu rëy yi ñoom finalement dootuñ mënati duñ mën a jëflanteeg ñoom dañoo obligé léegi ñu wàññi lu bëri luñ doon exporté wala sax ñu bako xam nga lu mel ne le vin ak kii bi aussi nu mu tuddati jambon beeg huile d'olive beeg yooyu mais Afrique surtout foofu noonu bu ma ñëwee tuuti ci cas Afrique foofu pratiquement boo xoolee njëriñ bi man gis naa ne bon du rëy yenn rëy yooyu noonu njëriñ bi wax dëgg yàlla man je vois que daal du rëy xëy na état yi mun nañu amal benn njëriñ moom dana am tuuti parce que comme lu ma ko waxee démocrate yi ñoom ñoo gën a ibbeeku affaire demee noonu mais njëriñ bu extraordinaire moom wax dëgg yàlla bon gisuma ko ne nar na am par rapport parce que instant bi aussi yaakaar rek lañ am ci Joe Biden yaakaar lañ ci am quoi waaw ku ci nekk day andi ay analyse am di teg affaire demee noonu mais am nañ daal yaakaar mais gisuma aussi njëriñ bu extraordinaire ba nga xamante ne Afrique dana gis changement bu ngand wala affaire demee noonu. soxna Degen tegal foofu baaraam maa ngi dellu si
léegi nag damay walbatiku rek jàkkaarloo waat ak El Hadji Youssou. El Hadji Youssou mënuñu see ñàkk a wax ndax la première puissance mondiale les États-Unis vraiment seeni présidentielle dina soxal ñëpp ñu bari bokk ci àdduna bi ba tax na mënuñu ci bañ a ŋaa mais yow it li ma lay laaj mooy élection yi nan nga ko gisee Biden nee nañu moo gagné élection yi mais Donald Trump mi ngi contesté mi ngi dénoncé ay fraude mani moom li mu téye États-Unis boobaak léegi ban njëriñ nga gis mu indi ko ci àdduna bi rawatina su sunu réewu Afrique yi ndax yow am na loo ci teg bët gis ko waaw walla déet waaye it kii di ñëw ndax xam nañ ko xam bu doy ba yaakaar ni bu ñëwee mooy war a tane ci africain yi ah question boobu nag yow laa koy laaj di la ci déglu maag samay auditeur kàddu gaangoog. allo waaw Chérif waaw ma ñëwaat parce que bon boo xoolee yow Afrique ñun Afrique foofu ñun kuñ gën a jox bopp mooy Chine Afrique Chine la gën a jox bopp xam nga que États-Unis ci affaire commerce beeg yenn mbir yooyu quoi Chine lañu gën a joxanteel bopp moo tax bon man je vois que changement bu rëy mënuñ dina am tuuti njëriñ mais pas tellement quoi ni ko nit ñi aussi nar a foogee xam nga kontaan fii jàppal bàyyil waaye ñu siy bénéficier wu peut-être moom mooy les Européens affaire demee noonu ak yenn émigrés yi nga xamante ne bon aussi ñu ngi foofu noonu biir États-Unis surtout ak le reste du monde xam nga yeneen dëkk yi nga xamante ne ñu ngi jëflanteeg États-Unis bu baax et tout quoi mais daal Afrique man je vois que changement bu rëy bon gisuma ko ci daal. waa Chérif dëgg la li ngay wax li ngay laajte am na solo Donald Trump dafa ne salaamaaleykum indi fitna li sëñ Youssou wax jàmm bu ko immigré amee rek ak population ci boppam sax lu tax ma ne la immigré amee parce que da ci am ñoo xam ne am nañu këyit dañu war a voter te républicain du ñoom ñëpp amee fitna ñoom ñenn ñi dañuy am comme xoolu démocrate mais nekk républicain définition bi mooy bëgg sa réew nekk sa mooy dañ ni ñuy woowee ni waa France di woote ñoom Marie Le Pen la France aux Français mais qui sont les Français l'Amérique aux Américains mais qui sont les Américains léegi ñoom dañuy wax ne ci noo ko mënee tënk rek mooy képp koo xamante ne nga légal nga nekk nga américain danga war a liggéey pour sa réew loolu lañ kenn di wax lan ngeen di def pour seen réew pas lan lañ seen réew defal danaa nag dafa dugg ci li metti woon raciste yépp mu fàngal ko génne ko di comme ni metti woon raciste yépp paasewul lu tax Obama yéeg mais ñoom avant Obama di yéeg dañ lay wax ne la su ma naree fal présidente bu jigéen ma fal noir moom ko gënal loolu tam beneen point la boo xamante ne mën nañ ci yaatal ci kanam te boo leen nekkee génn nekkoo leen biir Amérique da nga yaakaar ne Amérique droit yi jigéen ak góor ñëpp a tolloo lépp amul loolu amul fenn il faut nga ñëw ci dëkk bi pour nga mën ko comprendre Donald dafa dugg ci indi problème yee fitna te sax duma ne Obama génnewul nit ñu bari nit ñi daan nañ def immigration liggéeyam di vérifier papier yi li ñuy def dañ koy def ba tey soo jaarulee ci yoon amee woo ko ci normal dañuy ñëw fëggal sa kër 5 heures du matin génn la dëkk bi nit ñu bëree ngi génn ñëw Sénégal ñu naan la kañ ngay ñibbi xamoon ne yow toog si nga di nga toog nag 5 ans wala 10 ans balaa ngay dugaat am nga droit dugaat dañ lay may chance am nga droit ñaani waat visa mën a dugaat bu dee këyit nga fi amoon nga def fi loo xamante ne tey jii drogue la wala affaire yooyu ñu jàpp la ci boo génnee 10 ans am nga droit dugaat mais ci kaw nga wan leen ni yow yeneen tànk nga bëgg a duggee soo Donald dafa ñëw nag gën a doubler affaire yi métit bi waa gën a raxas li Obama raxas li Clinton raxas li Bush bu mag raxas Bush bu ndaw raxas ndax man fekk naa fi 5 président
ñoom ñëpp fekk nañ ma fii mais li ma gis Trump def benn président mosu koo def. noir yi nekk ci dëkk bi dañoo ragalati dépenser seen xaalis ndax dañoo tiit ñoom ci seen bopp dañ leen di wax dellu leen Afrique ngeen jëm mais ñoom ne Afrique xamuñu fa kenn xamuñu ndax bu ñu ñëwee africain yi dinañ leen yaatal ñun ñoo leen di waxante ñoom ne leen boo leen ñëwee indi seen plan indi seen ay business nit ñaa ngi fa te dinañ liggéey te it yéen di ngeen participer ci développement Afrique ndax Afrique that's the next thing. Afrique mooy li nga xamante ne mooy ñëw mais ñun ñoo ko war a gëm waaw loolu daal la Donald def indi problème Joe nag liggéey Obama rek la mën a yeggali pour waa dëkk bi nangu ndax ñëpp votel nañ ko macha allah ñëpp votel nañ ko fii Donald Trump dul yëkkati loxoom di taalal nit ñi loxo moom foofu la yëkkati loxoom immigration chinoise moom asiatique africaine européenne ñu nekk citoyen ñu ñëpp Joe daf leen tàllal loxo te mën naa ci dellu si waat wax la tàllal loxo bi naka lay demee si loolu waaw loolu daal moo fi xew. El Hadj Youssou Ngom El Hadj dégg nañu xalaat bi am na solo macha allah soxna dégg ngeen am na foo tegoon baaraam dama lay wax nag teggil nu yegg si fa. xam nga dafa mel ni Donald Trump amoon na immigré yi amoon nañu tuuti difficulté si nguuram waaw dafa mel ni amoon nañu tuuti difficulté si nguuram si problème mu contrôle papier yeeg parce que nee nu même da nga daan dugg oto nu arrêté oto bi di contrôler est-ce que loolu am na walla amul yow lan koy laaj mais est-ce que Biden mii di ñëw aussi est-ce que xam ngeen ko yéen ñi nekk États-Unis est-ce que xam ngeen ko moom mooy kan exactement soo si mënee wax tuuti it dina baax ndax ñu nit noo xam mooy kan soxna Degen kàddu gàngoog. mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi fii lan leen di tàggoo seen émission diaspora xewu diaspora mi ngi leen di tàggu leen si waroon a wax jeexul liñ si mënoon a wax jeexul liñ si naroon a wax jeexul waaye waxtu weenu xoj nuy sant suñuy invité tey rek soxna Degen Diop muy feggoo woon ak El Hadj Youssou Ngom di leen sant di leen gërëm di rafetlu teewaay bi waaye di leen sant di leen gërëm si ànd bi ngeen ànd ak ñun safoo bi ngeen safoo seen émission xew-xewu diaspora xew-xewu diaspora fii ak ñaari ay yu bees incha allah jàmm ak jàmm ba booba jërë ngeen jëf.